Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cheikh Dieng ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cheikh Dieng. Pour internet du Thiaroye Info TV, ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen am kontaan bu baax a baax di ñëw yéen seen émission exposé de tey nag ñu ñëw ak yéen ak thème bu bees thème nga xam ne actualité la ndax weddu leen nii fan yii yëpp ñu ngi jànkonte li nga xam ne mooy immigration clandestine tey ñu annoncé suñu benn invité ba nga xam ne mooy suñu maman dëkk Pikine nekk aussi directrice générale bu Omega Vision ñu koy wax madame Khady Ndiaye tey mooy ànd ak ñun tey suñu émission ba nga xam ni tey ñu ngi traité beneen thème ba nga xam ne am na importance muy l'immigration clandestine. Les jeunes face à leur avenir donc balaa loolu rek dañ koy jox moom mu nuyu internautes yi balaa ñuy tàmbalee liggéey bi maman maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi lay fay bu baax vraiment di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci li ngeen def maa ngi nuyu nag bépp sénégalais parce que lii metti na ku ne mettiwul rek vraiment da nga suivre affaire bi di nuyu képp koo xam ne am nga doom mu jóge fi dem des ci gaal gi même bu dellu see sax. ñi ngi leen di jaale nag Sénégal yëpp ndax Sénégal benn bopp la benn bakken bu jug si ñun rek dafa mel ne ñun ñëpp la jugal kon maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp kon ñu ngeen ko déggandoo rek comme moom fu mu mujjee rek ñun foofu na ñuy continuer maanaam di masawu ñëpp ña nga xam ne rek des nañu ci géej gi di leen wax yal leen yàlla xëy àjjana si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax kat di jaale Sénégal gépp di wax rek su ngeen di may tuuti rek ñu tàmbali liggéey bi maman tey dañuy waxtaan ci immigration clandestine maanaam les jeunes face à leur avenir tey ndaw ñi tey ñu ngi bëgg liggéey bëgg am bëgg génn dëkk bi balaa loolu dama bëgg yow nga ñëwul ma yow lan mooy immigration clandestine la nga jàppee ni mooy immigration clandestine. mooy li ma ko jàppee mooy xale yi dañu bëgg tekki dañu bëgg daw uti indil waajur yi mais nag dafa am foo xam ne boo fa jaaree da nga fay jaar ak risque am foo xam ne boo fa jaaree da nga fay jaar ak ma am wala ma ñàkk waaye loolu yëpp boo ko gisee rek xale yi jom rek moo tax bañ a xaddi bañ a toog waaye nag dafa am lu ko lal mooy problème mu ñëpp la problème mu état la problème mu waajur yi la problème mu ñi nga xam te ne bi ñoo yor réew mi am fi kàddu ñu déglu leen di leen déglu parce que li il faut ñu teg ko ci table bi kilifa diine yi wax si parents yi wax si képp koo xam ne am nga baat ci réew mi nga wax ci président tamit wax si. jërëjëf. comme li nga wax rek président wax si maanaam mais immigration clandestine balaa boobu dugg nga si sax. mooy maanaam la moo waral nit ñi. ndaw ñi di génn di jël gaal gi di dem. te pourquoi ñoom tey jëluñu yoon ba nga xam ni mooy yoon bu baax bi dem wuti visa. dem def procédure yëpp pour mën a dem wuti liggéey lan moo waral tey ñoom ñu bëgg a dem ci gaal gi wala dem kooku da jël gaal gi war a dem yow da nga ko jàppee tey xaru la wala bëgg liggéey la wala yàkkamti la non duma ko jàppee xaru la parce que kenn du tey di jël sa bakkan di dem pour dee dañ doon dem pour yaakaar ne danañ war a mën a egg waaye ku gis géej mbambulaan ku gis géej ni mu toll na la wër ne nga dem nga egg defe naa ne risque bu mag nga ciy jël risque bu mag ngay jël pour dem pour mën a egg xale yi man sama njort sama gis-gis dama gis ne peut-être xëy na sonn nañu wala xëy na tamit am na lu ñu bëgg mu dëgër wala mënuñu si jot ñu ne nañu dem pour uti indil waajur yi may jël sama wax nag di ko njëkkee ci waajur yi di wax ne ñun ñooy yaay ak papa yi yéen ñuy góor ñu éduquer suñu doom yi ba nga xam te ne bii tey jii mbëkk mi képp koo xam ne yaa ngi dégg sa doom mi ngi ciy dem wala mi ngi ciy paree dem bala moo dem na la tàggu xam naa ne ragal naa ne waajur bu ñu tàggu du ne doomam demal waajur bu seetaan nag ba sa doom dem jàpp ne waajur boobu kon ñàkk pexe la parce que dafa amul lu ko gënal mais xam ne ni géej ku dem doo ñëw moo tax man na li responsable problème la boo xam ne il faut ñu teg ko ci table gi pour ñu mën ko lijjanti état du ma ne état moo ko def du ma ne état defu ko parce que état am na si responsable comme ni si waajur yi amee responsable tey ñu xoolaat xale yi xool fi ñu leen dugal xool ñi nga xam ne ñoom la ñu jox jeunesse bi ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ñu war a yor pàcc bi jëm ci wàllu xale yi président bàyyi si xel bu baax
mais xam naa ne moom président lii gënalu ko benn bakkan bu jógee Sénégal rek man xam naa ne moom du lu ko gën a mais nag ku sañ ta bañ sañ bu problème amee tamit wax dëgg yàlla li ma la wax rek il faut que ñu teg ko ci table bi parce que li loxo yi ñëpp a nga ci loxo yi sénégalais yëpp ñu ngi ci biir ndax tey fi may wax ñun yaay yi des fois sa doom ñëw 500000 bi ngay jël rey ko sa bopp ci xew mi ci ngénte li wala takk bi boo ko jëlee loo ci dolli ubbil sa doom bitik defe naa ne mu nga toog loo ko mu toog wala sa doomu morom tey am nga ne sa doom da nga ñàkk jom il faut nga am doomu diwa ngi fële xale boobu lu muy gis su may dem du ma tàggu sama yaay parce que sama yaay neen dama ñàkk jom day dem dugg gaal gi dem rayante sa baay xëy ne la da ngay toog ci kër gi amoo dépense boo ma jox amoo loo ma jox déedéet nañ dellu siwaat suñu xel uufaat xale yi di waxtaan ak ñoom seen xel di dellu si président def li ko war keneen def li ko war képp koo xam ne jox nga si sa benn sëriñ si di wootee di waxtaan ak jeunesse bi ñu xam ne ñun ñoom la ñu am parce que ñun ñoom ñu suñu yaakaaru ëllëg ñuy des si géej gi gënaluñu neexuñu te xam naa ne ñàkk pexe tamit moo tax ñu koy def waaye géej gi moom wax dëgg yàlla xale yi di ci jaar di dem du lu ñu gënal ñun yaay yi du lu ñu gënal ñun papa yi waaye nag suñu lay njëkkee parce que yaay jur sa doom na ëmb ko wasin ko nàmpal ko mu dem bay màgg yaay xam sa diggante ak sa doom nan ngay naxante ak moom ak yow parent bu amul tamit nga xam ne amoo parce que am yàlla moo koy jox nit yàlla moo koy xañ nit mais xale yi tamit wax dëgg yàlla li ma wax rek problème bi man ni ma ko gisee loxo yi ñëpp a ngi si loxo yi ñëpp a ngi ci biir. loxo yi ñëpp a ngi si comme ni nga ko waxee rek tey métti na trop xale yi di dund seen kër. tey neexul nga war a amuloo. sa benn rakk bu nekk si kër gi. lépp la nga xam ne moo fay tëdd rek moom mu koy rey. tey parent tey fekk ni dafa réer rek. day jël kooku teg ci kawam. yàgg nañ ko fi gis. tey yow maman nga. tey yaay nga da ngay dund aussi si social. tey est-ce que tey jàppoo ni Sénégal ñu ngi bindoo nii. est-ce que tey jàppoo ni xale yooyu di dem tey. xeebuñu tey la nga xam ne moo ne Sénégal bu ñu waral di dem. parce que tamit lépp loo gis rek am na lu ko waral. ñooñu peut-être bëgg nañu tekki moo tax ñu dem. est-ce que jàppoo la ñëw tey Sénégal situation bi ñàkkum xëy gi fi nekk moo waral ñoom ñuy dem. est-ce que ñi nga xam ne ñoo yor entreprise aussi ñoom ñu ngi si dugal seen loxo. waaw moo tax li ma la wax rek mon frère. problème mu ñëpp dañ see xaj bu fekkee tey jii ñi yor entreprise yi nga ne tey man ku ma xamul du ma la jël mais am na ñoo xam ne amuñu loxo bu gudd moo tax affaire yi il faut ñu tas ko il faut ñu tasaare ko ñi am loxo bu gudd ba ñu mën leen jël ak ñu ko amul ñëpp ñu di leen recenser di xool nu ñu xëccee xale yi bañuñu liggéey mais ak xëy na peut-être dañ ko gisul xëy na tamit dañ yaakaar ne dem bitim réew mooy tax a tekki mais tamit bitim réew metti na de wallahi metti na am na nit ñu Sénégalais yoo xam ne tey daañu dem fekk nañ ci mbedd bi ñu tëdd tey ñi ngi réccu tey luñ doon demee bitim réew wax dëgg yàlla bu xale yi tamit xalaatee ne neex gu war a tax bañ naan neex non neexoon na barki démb mais fi jamono toll bitim réew metti na trop moo tax man na lii il faut ñu teg ko ci table bi ñëpp wax si buñ ci waxee xool solution ñun parents yi nga xam ne tey jii yow yaay ju ëmb sa doom boo ko ñàkkee ku la koy indil jabar gi nga xam tey bu ñàkkee jëkkër mu dem si géej gi si ba ma koy tàggu kan moo la koy indil mais yow yaay ñàkk fan ngay jëlewaat daw dem uti leen te tamit jeunesse bi ma di leen wax ne man xam nga ne su ma waxee si yéen damaa war a wax si yéen parce que ñun man ak yéen wax dëgg yàlla lépp loo xam ne de man am naa ko wala soxlaa ngeen ma ko damay jug taxaw te foo leen ma oo damay jug uyu ko soxla ma si nit xam ko soxla nit dugg si ndax amul fenn foo xam ne jokku naa ko si kenn benn politicien wala kenn koy ñëw ne ma nii si jeunesse bi non man la ak ñoom di nuyu au passage professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne su ma taxawee jaaxle si xale yi su ma dawee si ñoom ci ay permis mu génnee 30-40 permis di ma ko jox may daw di ko tasaage si jeunesse bi ma di ko nuyu au passage bu baax vraiment te xam ne xale yi dañoo sonn nañu te déegi tamit ëpp na affaire bi mi ngi bëgg a bari il faut nag ñëpp jug li ma la wax rek kilifa diinoo président de la république waajuru convoqué na ñëpp ñëw ñun ñëpp dugal si suñu loxo ñu bañ a ñàkk suñu doom yi parce que xale yi tey ñooy magut suba. waaye maman am na aussi ña nga xam ni kenn ba léegi dégguma ñu wax si ñoom mooy ña nga xam ne tey ñoo yor gaal gi. ña nga xam ne ñooy encaissé xaalisu xale yi war a jël gaal gi jël yóbbu leen aussi ba xale di si ñàkk seen bakkan ñooñu tey jàpp naa ni am nañu responsabilité bu rëy tey jaakaar naa ni jot na tey état bi ñu def investigation si ñooñu noonu pour téye leen parce que xale bi su jëlee xaalisam yóbbu
jox ki mu koy jox xamuñu ko. te ñooñu di jël di jël xaalis bi ñooñu demuñu. yow tey est-ce que jàppoo ni tey ñooñu noonu waroon leen war a mën a génnee ñu teg leen yoon teg leen loxo ñu mën a bàyyi ñuy def. waaw loolu moom vraiment wax nga lu am important parce que déjà loo gis ak base bi la kon reen bi booy bañ dara da ngay daggee reen si suuf nag mooy ñooñu nga xam ne tamit ñooy encaissé xaalisu xale yi suñu bakkenu doom yi di dem si géej gi ñooñu tamit war nañu am loolu moom ñun waajur yi mënuñu ko régler loolu état moo ko mën mais du ñu teg lépp ci yoon lépp tegu si yoon te ñoom it bu ñu tegee lépp si yoon tamit nañ ñu teg buntu bu war a tax tamit vraiment suñu doom yi tamit am li ñu bëgg te xam naa ni peut-être bañuñu ko ndax monde bi foo yaakaar ne fa la seddee rek lépp dafa metti vraiment du Sénégal rek moo metti jërëjëf ñu leen di fàttali rek yéen a ngi seen émission exposé de suñu yaay bi nga xam ne mooy madame Khady Ndiaye nekk directrice générale bu Omega Vision nekk di dund aussi social ñuy waxtaante si immigration clandestine maanaam mbëkk mi nga xam ni moo dal ci Sénégal yëpp ba Sénégalais yu bëri ñàkk seen bakkan toll si 480 jeunes yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan nekk lu tiis tey ñuy waxtaan ci loolu noonu dégg na ni mu ko waxee parents yi état bi mais aussi xale yi seen bopp mais maman yow tey maman nga tey ñàkkul ni yow tey am nga sa benn xale sa benn doom bu nekk si kër gi peut-être son sago tey ñi nga xam ne ñoo des ci géej gi duñ fa des yow en tant que maman lan nga pare pour def maanaam si sa mbokku maman yi maanaam ña nga xam ne ñooy say morom ñu femmes yeeg tout ça mais aussi lan nga pare pour def ak jeunesse parce que maa ngi déglee sa biir wax nga ni ak jeunes yi benn ngeen tey xam naa si dara am nga benn lien ba nga xam am nga ak jeunes yi tey lan nga pare pour def en terme d' action maanaam action yow lan nga pare pour def pour jeunes yi mën a toog mais aussi pour récupérer ña nga xam tey amoon nañu xelu dugg si gaal ñu mën a ñëw rejoindre ak sa idée ba nga xam ne mooy moom xam moom nga leen di proposé ak lan nga war a wax yaay booy ya nga xam ne aussi ñoom ñoo nekk parce que am na xale ya nga xam dañuy demee duñ tàggu seen yaay du si xam dara yow lan nga si war a mën a envisager pour mën ko def tey waaw li ma ciy xalaat yéene ko ci rek yal na yàlla def lépp jàmm waaye maa ngi woo jeunesse bi wax leen nañu dellusiwaat seen xel nañu xam ne lu metti tamit dina mës a neex ñu am yaakaar rek te it dinañ ci taxaw jóg luñ ci war a taxawee rek ba nga xam te ne bi tey jii ñoom seen soxla ak seen bëgg-bëgg dina mën a arrangé wu ñuy ñaan président de la république mu gën a yaatal bu dee usines yi bu dee jeunesse bi lépp loo xam ne war nañ ko mën a am muy seen intérêt ñu mën a daw liggéey bàyyi gaal gi ñoo ngi ci woo président di ko si ñaan mu defal ñu loolu ubbi ay usines ubbi société yi ubbil xale yi jox leen ay financement yoo xam ne yu leer nag parce que yoo xam ne vraiment man damay dégg financement jeunesse bi mais man su ma rencontré jeunesse bi di waxtaan ak ñoom dama siy gis ay problèmes yoo xam ne daal mënu ma ko wax di wax président que ne moo jiite ñëpp moo njabootee ñëpp na bàyyi xel ci waat si jeunesse bi parce que xam naa ne bàyyi na si xel sax parce que jamono moo metti mais nag na ci yokk bàyyi xel bu baax te xam ne xale yi tamit demuñu rek parce que dañoo bëgg a dem demuñu rek parce que dañoo bëgg dee ci géej gi peut-être dañu dem pour yaakaar ne su ma génnee Sénégal dinaa am mais may wax jeunesse bi tamit que ne nañu ubbiwaat seen xel bu baax am na liggéey yoo xam ne tamit xale yi dañ koy bañ fii mais da ngay dem bitim réew fekk leen ñu koy liggéey xam nga ma di leen woone pourquoi pas rek nañu commencé li ñu am di ko liggéey fii ba am seen kayit normal ñaan visa am ko normal génn dem si jàmm ñu seen yaay yi suñu xel yi dal di waxaat yaay yi yëgul ñu di leen massaw mais yaay yi nga xam ne yëg nañ seen doom yi fi ñu dem yëg seen parents yi bu ñuy dem nañu xam ne métti tamit yàgg na si àddina ñu muñal njaboot ji muñal leen jàppale leen dimbale leen te xam ne bu ñu am jotee rek incha allah dinañu am dimbale leen parce que xam ne lii yëpp li ko waral rek jamono moo métti àddina bi moo métti. àddina moo métti wax nañ ci solution yi nga xam ne peut-être woo nga état bi ci góor gi ñu jàpp si woo nga aussi yaay booy mais aussi woo nga jeunes yi mais tamit ñi nga xam ne ñooy responsable gaal yi aussi woo nga leen ci loolu sax lay jógee def si benn wax si benn la nga xam ne actualité la tey 3 jours yëpp mu dal Sénégal mooy maanaam feebar bu bees nga xam ne moo dal ñi nga xam ne ñuy dem géej képp ka nga xam ne dem nga moo xam ne nappkat nga wala foo demee soo ñëwee da ngay am feebar nga xam ne mooy tippi yooyu nga xam ne moo ne sa kanam ay picc la tey moo lëmbe tey Sénégal ñu am si ay cas yu bëri yow lan nga xalaat si feebar boobu te feebar ba nga xam ni kenn xamul lu mu doon ñu ngi def ay test mais peut-être amaguñu résultat. waaw feebar bi moom may wax rek ma lancé waat appel ñi nga xam ne ñoom ñoo ci war taxaw muy nguur gu feebar boobu
feebar boobu di wax ne feebar bi doy na waar parce que boo gisee ku ko am man démb gis naa ñaar ñu ko am boo gisee ku ko am rek da ngay tiit yow sa bopp sax da nga naan da ngay fàtte corona yow loolu ngay njëkk a xalaat parce que métti na picc ni ñuy génnee sa yaram ni muy tàngee métti na métti boo xam ne ñu ngi waxaat rek de nañ ñu jàppale ñu bàyyi si xel gaawantu gàttandu ko ndax lii bu lawee ci dëkk bi dinañ waxaat leneen te feebar bi métti na. waaw feebar bi ñoom nee na du wàll gars yi ñoom nee na képp ku dem géej ñëwaat rek la lay dal est-ce que loolu aussi nekkul occasion aussi pour ñi nga xam ni amoon nañu tamit xel toujours si immigration bi war a dem géej. ñu bàyyi loolu xam ni géej gi peut-être am na feebar bu si nekk. ñu ngi naan produit chimique la ñu ngi naan xaw ma leneen la mais tamit jot na tamit ña nga xam ni ñoo jóg pour def immigration ñu bàyyi géej gi ndax géej gi peut-être jàpp naa ni feebar boobu tey am na fi te feebar bi képp ku dégg xam ne feebar bi si géej gi la jógee donc je pense que tey am na benn appel nga xam war nañu ko mën def jeunesse si jeunesse yi nga xam ne jóg nañu pour def immigration clandestine ñu moytu géej gi jaar si yoon bu baax waaw parce que feebar bi li ma la wax rek képp ku ko gis defe naa ne moytu gaal géej gi di nga ko def xëy na kay nga bañ a gis feebar bi di dem di uti ba feebar dal la ngay egg est-ce que di nga tala am doo tala am parce que yaa ngi doog a egg amoo loo fajoo Europe boo fa demee te amoo këyit amoo loo fajoo da ngay dee kon ñoom géej gi waxuma sax loolu mais man li ma njëkk laame mooy ñii nga xam ne ñooy nangu xaalis di yóbbu xale yi ñuy nangu xale yi di dugg si gaal gi di dem man ñooñu laay wax ne nañ ñun yaay yi ñi ngi ñaan képp koo xam ne xale boo xam ne mi ngi ñëw di joxe paasam pour dem nar a des ci géej gi wala nar a am problème ñi ngi leen di ñaan daal ñu xoolaat affaire bi bu baax a baax xam ne ñoom tamit loolu mooy seen liggéey peut-être mais ñu xam ne loolu vraiment ñun suñu jeunesse bi vraiment bëgg nañ leen fonk nañ leen te ñi ngi jeex parce que dem bi métti trop te ñoom ñu suñu yaakaar ëllëg vraiment. jërëjëf maman comme ni ñu leen ko waxee woon rek je pense que liñ ci tontu yëpp leer na mu nekkoon seen émission ba nga xam ni tey ñu si waxtaan ci immigration maanaam retenu waaye aussi waxtaan ci li nga xam ne nga xam ni moo bees moo nekk ci Sénégal di dal ñi nga xam ne ñooy dem géej dégg ngeen ci suñu yaay booy wax woo na aussi yaay booy yi woo na état bi ñu jàpp si mais aussi woo na jeunes yi aussi ñu dellusiwaat seen xel xam ni borom karo bu ñuul ñàkkul dara lépp luy sa avenir rek lépp loo nga xam ne war nga ko jot rek dañ ko jot incha allah loolu waral tey ñu def les jeunes face à leur avenir dara jarul yàkkamti képp nga xam ne rek yàlla sàkk na la rek yàlla gémmiñ du mu ubbi rek dina am lu mu ci def donc jarul yàkkamti sama mbokku jeunes yi jarul yàkkamti fekk tôt ou tard rek dina ñëw essentiel mooy nañu patienté xam ni yàlla jeexul xëcc bu yàggul rek incha allah dina jëkke maman vraiment kontaan nañu ko ci réponse leer na maanaam yow tey da nga yor aussi jiite benn entreprise Omega Vision entreprise ba nga xam ne macha allah mi ngi si liggéeyam yow nga jiite ko yow tey ban sa en tant que donc je ne dis pas en tant que maman mais en tant que directeur général Omega Vision est-ce que pare nga pour jël même si woon benn jeune pour dóor ko sa entreprise mu liggéey comme ça mu bàyyi xelam ci waaw man ci loolu laay dox même pas sama bos sax mais damay jël jeunes yi di dem ci entreprise yi di fa am di leen demandeel ñu may par 10 personnes par 15 personnes ma jël di leen ci dugal loolu avant ma ubbi sama société sax man ci loolu laa mës a dox ak jeunesse bi ak lépp loo xam ne tamit naka neen dama leen naan ne ku ci mën a am oto mu dawal la ñëwal ma bind wut permis may leen ci permis te fëgguma fëgguma benn policier di ne fëgg naa ko wala man xam naa kenn daal laa xam ne li may wax rek mooy professeur Daouda saa bu ma ko fëggee si jeunesse bi mu génnee li mu am yëpp bu dee 50 permis 80 permis mu génnee ko ma tas ko si jeunesse bi kooku daal moom xam naa ne moom mi ngi ci def loolu sama côté man mais à part ça lu ma ci def tamit man maay jug di utali xale yi liggéey maay jug di leen wutali permis maay jugal sama bopp ak sama alal bopp di leen lijjanti di xool fu ñu dugg parce que lii dañuy wax rek Sénégal yàlla moo ñu bindee suñu njaboot mooy sa doom mooy doomu jàmbur mooy sa doom te man wax dëgg yàlla li may wax sama baat ci kaw ragalu ma ko wax fenn jeunesse bi xam nañu man xam naa te seetuwuma kenn gisuma kenn mais bu ñu amee naqar dama koy am parce que ñoom laa am suñu amee bànneex dama koy am moo tax ba ma dégg li metti na ma trop am na nag ñu ma jot a dem seen kër yi jaale mais mënumaa wër ñëpp parce que jot bi moo ma ko may mais su ma ko mayoon te yaay bu nekk dinaa taxaw si yow jaale la wan la ne lii metti nañu trop sax vraiment parce que xale yi tey ñooy doon magu suba te loolu bu ko kenn fàttee kon xale yi nañu delloo si nga dee sa yaay am naqar
nga dem dee sa waajur am naqar loolu la ngay uti sax jaraluñ gënaluñ ko ñun yaay yi ñun bu ñu xamante suñu doom yi bu ñu demee dañuy dee duñu dem bu ñu yëg ak bu ñu yëgul ñiy demite duñu tàggoo nañ ñu sóoraale da ngay dem bàyyi ak sa yaay naqar boo xam ne mën na la topp bàyyi sa jabar naqar boo xam ne mën na la topp bàyyi sa doom naqar boo xam ne mën na la topp loolu yëpp nañ ko si sóoraale dañu toogaat xam ne incha allah lépp dina neex xam naa ne lii de président bu ko lii mu si yëg xam naa ne naqar metti na ko te xam naa ne tamit dina si taxaw vraiment comme li ma wax li problème mu ñëpp la président yaay papa kilifa yi ñoom ñëpp ngi ci biir ñëpp ngi si biir kon lii de il faut ñu teg ko ci table moo mën a régler ci kattanu yàlla. jërëjëf di woo comme ni ñu ko waxee rek ñu mu woowaat rek ñoom ñu loolu laay répété waat rek woo na kilifa diine yi woo na ñëpp pour ñu ñëw jàpp yaakaar naa ni genre bii tey la Sénégal soxla maanaam amul dépendre si état na ma état jox pour ma def moom tey yàlla def na mi ngi yor peut-être entreprise am di si jàppale jeune bi te na keneen aussi jóge fële bonne volonté ñëw jàpp si liggéey bi parce que xale yi lu ñuy def nii tey du si ñoom teyuñu ko donc du la nga xam seen sago la su doon seen sago tey duñu dem si géej gi du xaru sax mais bëgg lu baax la maman yaakaar naa ni loolu la bëgg lu baax moo tax bëgg a teel billaay bëgg lu baax bëgg a daw rek indi njaboot gi indil doom yi indil mag yi indi rakk yi mais du dañuy dem pour xaru vraiment dëgg la maman donc je pense que lu ñu dese woon si waxtu yaakaar naa ni jeex na si maanaam muy émission ba nga xam ne tey moom la leen amal muy exposé de madame Khady Ndiaye ñu doon wax ci ñu doon wax ci immigration clandestine maanaam mbëkk mi ak jeunes yi nga xam ne tey ñooy am avenir war ko teg maman tey lan mooy sa moo kàddu gi nga xam ne moo mujj. et puis lan ngay wax télévision Thiaroye Info TV aussi nekk aussi ay ndaw. di dund ñun tey lépp la nga xam ne information la nekk ci banlieue bi ak Sénégal li ko wër. dañ ciy dox. tey soo gisee tey géej gi ñu toog nii maanaam suñu xel dem na bu baax a baax te ci ñi nga xam ne tey ñoo dem ci géej gi tey am na ña nga xam ne sax kenn gisu leen lu ñu mën wax rek mooy ña nga xam ne ñu gis mooy 480 yooyu mais am na ña nga xam sax peut-être des nañ ci géej gi maman tey xol métti na trop parce que ñàkk benn doom rek dafa métti wala wax ma laa nga ñàkk 480 sénégalais tey lan mooy sa kàddu gu mujj et puis ban enseignement la nga xam lan moo nekk sa xol tey yow nga xam ni daañu ko mën a jox sénégalais yi nga xam ni kat yow mii tey pare nga aussi pour jàpp ci liggéey bi comme ni nga koy faral ni nga koy defee rek saa su ne waa Info TV